salaamaaleykum mbokk yi ni bàyyi xel ci Mouride TV ñi ngi nuyu yéen ñi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew rawatina waa diwaan bu Bawol amati nañ mbégte dikkaat ci sunu deuxième numéro la vérité te ñu koy am chaque semaine tey nag ñu dalal ndaanaan dalal jeune entrepreneuriat fii ci Touba ak Bawol ñu ngi fii nag duñ ci wéet benn yoon ci émission bi kon ñu koy defee saa su ne ak suñuy partenaire tey nag ñu ànd ak waa restaurant Soxna Awa Mbacké di ñu duppee seen bopp Top Cuisine nekk fii ci Daaru Xuddoos ñoom lan àndal tey ci émission bi xam naa ni def rek mooy jox sunu gan di Serigne Mbacké Dieng mu nuyoo ak auditeur ak ñi nga xam si ñu ngi bàyyi xel ci biir réew mi ak ci bitim réew bismillah. salaamaaleykum Serigne Abdoulaye Dione ñu ngi lay ziar di la jaajëfal di la jox sa wàccuwaay di nuyu de passage ak di ñaanal la khalife général des mourides Serigne Mountakha Bachir suñu borom guddal fanam wéralee cëram ba mën a eggale ay naalam yi mu naalal Serigne Touba Khadim Rasoul di nuyu bépp auditeur ak auditrice bu nga xam ne wala bépp ku nga xam ne que yaa ngi abonné ci seen Mouride TV di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di la wax ne ñu ngi rafetlu ci invitation bi ngeen ñu jox ak occasion bi ngeen ñu jox tey pour ñu mën a seq yéen waxtaan. jërëjëf sëñ Mbacké Dieng ci nuyoo bi am solo boobu nga xam si ne def nga ko ñun tamit dañuy am mbégte saa su ne jàkkaarloo ak yow ndax mën nañu wax tey sunu doyen nga sunu référence nga fii ci nga xam si ne mooy diwaan bu Bawol ndax duñu fàttaliku ñu ngi fàttaliku en 2016 bi ñu ñëwee mën na ne bu ñu demee ci terrain bi moom la njëkk a àndal ci terrain mu teetanu dalal ñu waaye itam wan nu yoon ba léegi moom lay continuer ak ñun donc di ko remercier bu baax di wax ne daal am nañ mbégte jàkkaarloo ak icône bu mel ne yow tey comme ni leen ko waxee woon dañuy fas yéene waxtaan ci ay ponk yi fasantikoo lépp rek jëm ci li nga xam si ne mooy kàddu dëgg te mu la ko waxee émission bi nag nekk na émission boo xam si ne li ñu fiy waxtaanee day doon luy jariñ askan bi moo tax ku ñu fiy invité rek day doon kàngam ca la mu doon waaye itam la mu nekk day doon référence ca ñamu nekkal waaye itam ca la muy def référence la te loolu tax tey ñu tànn ko te jàpp naa ne tey bu ngeen ko teewloo da ngeen fi jëlee njariñ xam naa li ñuy njëkk a def rek mooy tey bu ñu doon laaj tey en dehors ci li nga xam si ne mooy jeune entrepreneuriat bi nga nekk jiite groupe l'agent web Mouride Media Group di ab groupe de communication fii ci Bawol tey nag bu ñu doon laaj wala nga ni yokkal dara ci sëñ Mbacké Dieng loolu lan lay doon tey. jërëjëf Chaboulat loolu liñ ci mën a yokk rek mooy ne que Serigne Mbacké Dieng day jëmm ju xeebu ju xam ne Touba la juddoo jàngee fi defee fi enfance am bi mu demee ba toll ci war a yëngutu tamit demul Dakar wala mu dem ci beneen dëkk di fa samp lam fay samp dane kat comme que fii ma suñu borom maye ma defee fi sama enfance defee fi samay début lu muy am tamit fi laa koy defee ndax amoon nañu opportunité dem comme ci yeneen béréb yi comme li nga tudd sànq créé ko fa ndax fa la ko ñëpp gën a xaare lu mel ne la capitale wala chef de lieu de région bi Diourbel wala feneen mais dañ leen pourquoi pas ñu implanté ko ci biir Bawol rawatina fii di dëkk bu sell bi comme ni nga ko waxee tamit day nekk lu nga xam ne Serigne Mbacké Dieng maanaam ci ay atam bëriwut ndax mi soog a dugg à peine 40 ans yàlla may ko tamit mu nekk père de famille bu nga xam ne que ni mi ngi yor ay soxna yor ay doom nekk chef d'entreprise bu nga xam ne que ni mi ngi ko créé le 26 février 2013 lañ ko créé du nom de Mouride Media Group de benn agence de communication boo xam ne moom mooy éditer le site bi ngeen xam ci département bi muy mouride.info di yëngatu tamit ci wàllum conception de site internet di wàllum vente de notre domaine et hébergement web design ak yéen la si aju lépp di yëngatu tamit ci wàllum production audiovisuelle boo ko dee dégg mooy lu mel ne que ni di dimbali nit ñi pour ñu am des spots publicitaires wala ñu di leen réaliser des documentaires wala lépp lu ñu soxla ci xeetu vidéo xam ne soxlaatul ñu koy jéggaani di dem ci beneen dëkk wala ñu dem ci feneen di ko wuti loolu mooy li nga xam ne que ni ci la Serigne Mbacké Dieng nekk. mel ne wax nga lu am solo mu nekk jeune entrepreneur bi nga nekk mais dañuy seetlu saa su ne par exemple day am loo xam si ne don lay doon wala loo xam si ne par exemple nu ko mën a waxee ak yi loo xam yaa koy wuti mu doon loo xam si da nga ko jàng peut-être tey bu ñu doon sukkandiku maanaam sëñ Mbacké fan la jaar ba nekk loolu wala daf ko jàngi ak bu ko jàngee fan la ko jàngee ak yan diplôme la ci am ba tax tey mu am fitu taxawal loolu nga xam si ne mooy groupe de communication wala tax dem bay ñemee di jiite mbooloo di am ay employés en tant que jeune moins de 40 ans wala 40 ans presque. waaw Cheikh Abdoulaye xam nga wolof dafa wax ne lépp loo bëgg a doon sëriñam da ngeen nangoo nekk ndongaam te gis nga l'avènement de l'internet bi mu amee ba léegi nii xam-xam nëbbootut yàlla may nañu à bas âge ba ñu gën a néew ay at dañoo teeloon a sob bi ñu yàlla mayee suñu waajur yóbbu ñu def benn formation bureautique yamuñu ca dañoo continuer def maintenance ñu jógee ca ñu am sama benn xarit boo xam ne dama koy saluer de passage muy Ahmed Fall ma koy remercier bu baax a baax parce que sama formation wala sama benn niveau bu ma am ci niveau informatique c'est grâce à lui parce que daaw ma may jàmm bokk na si ñi may encadré di ma xelal ba yàlla def tey ma am ci niveau bi ma ci am parce que actuellement moom moo yore chef informatique bi nga xam ne mooy nekk IPRES
seen département informatique fa la nekk di liggéey muy loo xam ne que ni vocation bëgg-bëgg la mi ngi mel ne xam tey xale bi nga xam ne que ni dafa nekk ci daara ba xis fer ijji lu mu xamatut ci moom la parce que sa xel moom boo xesee fer ijji ci benn affaire yaay soog xool ne nangam la bëgg a def nu may def ba def ko lu ma koy may ba tax na instant bi nii du ma ne dañuy jeter suñu bopp ay fleurs mais duñ ci ndamu mais c'est très rare dans le milieu du Baol actuellement nii ci milieu bi ñu nekk muy dans le milieu communication en milieu web nga gis technicien bu nga xam ne ni day assimiler mën a defar site internet man la bind l'article man la filmer le vidéo man la ko monteel c'est très rare pour nga gis ko actuellement te am na suñu nga xam ne actuellement ñi ngi ci biir milieu bi tey bu ñu ma gisee duñu ma bàyyi may fenn ci seeni début maa leen njëkk a tiimal machine wan leen naka la ñuy publier article naka lañ koy titrer naka la ñuy defee sa cortex naka ngay defee nangam naka ngay defee nangam naka ngay defee nangam loolu tamit du lenn lu dul ndimbalu suñu borom parce que yàlla dañoo may sens bi ñu nekk ndaw ñu jàngee ci école Serigne Cheikh Mbacke bii nii nga xam ne mën nañ ne moo nekkoon le premier intellectuel mouride parce que dafa wax ne xam-xam bokku ca l'essentiel mooy nekk li nga nekk tey bu fekkoon ne Microsoft Word kese ngay xam fexeel ba dëkk bi ngay dëkk wala quartier bi ngay dëkk ku ci am problème ci loolu noonu mën a ñëw fëgg Abdoulaye ne ko nangam ji dama jekk càng nooy def ba lijjanti ma loolu mooy xam-xam bu mokk le fait de am accumuler logiciel yu bëri n'a pas de sens l'important c'est que nga am ci lu nga xam ne tey bu la aada fëggee nga mën a lijjanti soxlaam ci loolu lañ nekk di ci gëstu amuñu beneen occupation bañ nañ ko ba sax des fois les membres de notre famille boo waxee ñoom dañ naan sëriñ moom liggéey bi muy liggéey moom lu ñu jaaxal xamuñu lu mu doon parce que air yi du benn parce que par exemple tey boo juddoo ci famille bu nga xam ne lañ xam mooy jàngal xuraan wàcc dem jàngi métier comme métier yi ñu fi xam les métiers classiques mooy menuisier leneen ak yeneen métallique wala maçon wala leneen wala nga yor boutique di jaay nga gis ku nga xam ne que ni sa biir famille la nekk yàlla may ko mu njàngum tubaab mu xam ne soriwul mais mu lëngutu ci lu nga xam ne liggéey way xaral la parce que ordinateur du lu yomb souvent jamono bi may nekk di jàngale day am ñoo xam ne des fois dañ koy comparer ak téléphone te c'est un peu différent téléphone ak ordinateur du benn ba tax na ñoom duñ comprendre exactement ci li nga ne des fois dina xaw indi lënt ci ñoom ba ñenn ñi gàtt nga xëy ni sax dañ naan kooku da liggéeyut te fekk na ne yow responsabilité yi nga yor tey sa proche famille même sa soxna wala sa yaay wala sa papa bu ko suñu borom dimbaliwul dara du xam ci li nga yëngu te fekk na ne yaa ngi gàddu ay responsabilité yoo xam ne tey ñoom bu leen leeroon luñ mën ci soutien danañ la ko defal ba tax na samay morom yi wala ñeneen ñi nga xam ne tamit dañuy am envie ñëw ci milieu bi day baax ñu am benn famille wala benn cadre familial boo xam ne dañ leen di téyel seen tànk pour ma leen soutenir. ambition voilà te comme ni ñu ko waxee destin yi dafay wuute mais ñu dugg foofu tuuti tey wax nga ko xam nga nekk na lu mën ne tënk ci li nga wax mooy sob la maanaam la curiosité tey moo la dugal tey ba nga dem ba nga xam ci lu parce que sëñ Mbacke dañ koy gis ci terrain bi dafa yor téléphone am day direct sëñ Mbacke des fois mu yor caméra peut-être des fois mu bind des fois mu def ay émission day bañ a sax de présentateur émission donc loolu lépp donc ci lu ñu tënk daal mooy curiosité mais sëñ Mbacke tuut ñu wax tey ci li nga xam si ne mooy groupe bi nga jiite muy groupe communication bi tey nekk na loo xam si ne lu jafe la jamono bii wala loo xam si ne par exemple sa vocation may na la même su jafee nga mën ko mën a digérer mën ko gérer ak critique yeeg wax ci yooyu yëpp tey nan nga koy gérer en fait en tant que tey mën na ne jeune entrepreneur wala tey koo xam si ne tey dafa yor ab entreprise ñu mën ko wax petite entreprise wala moyen d'entreprise. waaw Abdoul Ahad loolu yaakaar naa warut a mën a jaaxal nit wala mu koy indil ay complications parce que gis nga entreprise mook ménage ñoo yam sa kër ni nga décider ne tey damay tabax kër damay takk soxna. damay joxe dépense nga am ay doom say jigéen nekk fa say rakk yu góor nekk fa say jarbaat nekk fa ni ngay gérer cadre familial bi ba kenn ku si nekk ay rëq-rëqam ak ay boobu nga mën koo gérer te kenn du am lu ko lor c'est ça l'esprit d'entreprise parce que entreprise doomu aadama ñu nekk moo ciy nekk yow mi nekk ci bopp bi il faut avoir l'esprit de dépassement et avoir un objectif bien précis bu loo maslaa ba mu dem ba mu leer que ne tes proches wala tes collaborateurs am na ñoo xam ne bokk ak ñoom avis chacun est libre de prendre son chemin il y a pas de problème mais dans le milieu dans lequel je suis man dama ko à chaque fois am na benn émission de passage bu ma defoon ci suñu confrère Serigne Mbacke Dieng siiwal dama leen wax ne leen man Serigne Mbacke Dieng je ne suis pas un journaliste parce que defuma formation bi jànguma ko ndonte maa ngi nabi fu ma fekk manuscrit bu nga xam ne day wax ci journalisme bala ma am jàmm danaa ko jënd bu ñu ko dee jaay danaa ko lire ba mu egg danaa ci xam la ca ne jéem a yam ca wala ma référé wu ca lañ wax mais li am solo ba am solo mooy gox bi ñu nekk ñun dañoo tàmm di subir ñu ñuy bindal
muy dans le milieu du Bawol rawatina la communauté mouride bi nga xam ne que ni fi la sosoo fi la base bi nekk parce que par exemple tey ma jox la exemple boo demoon fii nii rek Italie Vatican dañoo am seen télévision bopp am seen rajo bopp am seen site internet bopp mais jusqu'à présent ñaanu suñu bulaat gëm ñaanoon ba ne RTS gi nii bu nammee mel nangam am wax jooje mu ca waxoon tey dafa mel ne moo dal yoonu murid tey yoonu murid li mu am ci ay plateforme rajo benn communauté amu ko ci àdduna bi li mu am ci ay plateforme télévision macha allah site internet waxatuma ko mais pëccëxoo mën na am mais avec le temps lépp stabilisé wu parce que yow yaa ko wax sànq ay 2016 2017 la yëf yi gënoon a yëngu mais fi may waxee yow nii tey nit ñi ci boppam wala les consommateurs yi nga xam ne wala les annonceurs yi nga xam ne que ni ñoo ñuy soxla ñun ci suñu liggéey commence à distinguer xam nañ ñi nga xam ne que ni font du sérieux ñi ngi liggéey te parparloo wuñ nekkuñ ci ay caaxaan parce que milieu bi tamit day milieu bu nga xam ne que ni dafa fiir dafa am lu muy bañ parce que ki nga xam ne dafa jóg ne que ne dama ñëw ngir tasaare xibaar ci niñ ko waxee mooy éthique ak déontologie du ma am parparloo du ma am nday ji seex du ma am leneen daa am rawatina nga nekk un chef d'entreprise du côté pouvoir du côté opposition ñëpp war a amal jàmm parce que ñëpp a am lu ñu war a jàllale mais su fekkee ne nag yow matale woo loolu wala amoo moyen yu ko def da ngay am problème ci liggéey boobu ñu lay confier wax nga ko sànq en 2017 il y avait plus d'organes te li indi plus d'organes yi soxla ma ci dugg ci détail xëy na bu nee ba ci biir émission bi dina gën a leer mais l'essentiel mooy ne que ñun wala man mi nga xam ne moom la yàlla def ma nekk ci bopp l'agence web Mouride Media Group bi nga xam ne que mooy éditer le site Mouride Info ñun suñ prérogative lenn la mooy doomu aadama bu mu mën di doon heure bu ñu soxlaa lam ñu soxlaa te mooy lu nga xam ne que ni yoon aayewu ko ñu defal ko nekk ba tey fii ci comment dirais restaurant Soxna Awa Mbacke Top Cuisine ba tey sëñ Mbacke dañuy dikk foofu wax nga ko sànq mais dafay baax mbir mi ak loo ci mën a nekk muy ak métier boo mën a nekk comme ni ko waxee dafay am l'éthique et la déontologie maanaam nga xam fa nga cay teg ak fa nga ci war a yem ak la nga ci war a def mu mel ne Touba comme ni nga ko waxee sànq en 2016 ñun boobu lañ fi doog a ñëw gis nan wax nga ko sànq tamit te noonu lañ gisoon bon y avait beaucoup de sites d'internet kenn ku ne yaa ngi jaar fii dem sax des fois moom ay problème yu bëri ci biir quoi en fait ba ñu bëri tamit reculer mu jaar leen sax toog seen kër wala sax ñu toog seen ruq du xaar donc loolu mu nekkoon benn affaire mais daan nañu gis à chaque fois sëñ Mbacke Dieng mooy coordonné sëñ Mbacke Dieng mooy kii mais booba est-ce que tey par exemple yow maanaam naka nga mënoon a dunde loolu en fait maanaam ci rataxal par des fois tamit ñu ne sëñ Mbacke Dieng woowu ma wala sëñ Mbacke Dieng yëgulu ma donc loolu tey boo demee ba tey wax nga ko sànq ne loolu stabilisé wu na am na par exemple ñu comprendre réellement que ni kii day liggéey lu rafet wala kii mi ngi au moins mi ngi respecter l'éthique et la déontologie tey maanaam comparaison boobu noonu wala itinéraire boobu tey nan nga ko mën a expliquer en fait. xam nga laaj boobu ma ko laajee lu may sawar a tontu la parce que mën naa ne tey su fekkee ne naa fekkuñu te ñi nekk ci milieu bi ku si nekk xool ne loo wax boo faatoo da nga tëralu sa loxo ndeyjoor bi nga waxaat ko de près ou de loin tey am na ñoo xam ne bu ñu ñemee exister dans le milieu ba fi muy wax yéen ne ginnaaw yàlla ak sama jëmm la tolloo nañ moment bu nga xam ne que ni les membres de la presse en ligne ñi mu ñoo dem ci ndaje di wax ñu bind leen ci liste loolu ñu xeex ci lañ ca war a xeex romb ko am lu nga xam ne ba léegi nii man Sëñ Mbacke Dieng bi may am initiative ne damay créer benn groupe WhatsApp xam ne tous les acteurs web du département wala de la ville sainte de Touba dama leen regrouper ci benn groupe li ma ci amoon objectif lenn rek la mooy naka ñu fexe ba ñuy am la bonne information au même heure ñu koy yëgandoo la fay ruuse nag ci weccet dana la jariñ ak du la jariñ ñëpp bokk ci yam mais doomu aadama ci boppam moom la suñu borom bindee ko nga xam ne dafa matadi jàpp na ne bu bàyyilaat sole yëre bu rafet mu ne bàyyilaat comme ni ñu koy waxee léegi ci suñu jargon wala ci ni ko xale yi waxee ci dëkk bi dafa ma dóor dafa ma schéma dama nangam mais dafa nekk ci responsabilité ci Cheikh Diakhaté tey bu ñëwee ci mu ndaje mu jël big ak feuille bindub lis ab lis ba mu egg mu ñëw ci baylaat jonn ne ko ñii ñoo fi teew baylaat jonn néew ak bëri juróom wala ñetti dërëm lam ko jox mu séddale leen ñu dem baylaat jonn toog 48 heures parce que information day kat ñu toog une semaine un tiers de la liste traité wuñu kon day baax baylaat jonn nekk en phase ak ñi mu doon bind ci liste pour wax leen ne leen kat man kat bu ma demee ci béréb nii laa bëgg ñu wax nii laa bëgg ñu koy doxe ña nga xam ne mënuñu saa
conforté woon wala ci ay tappale la ñuy dox ñooy nekk ci ginnaaw baylaat di wax waaye nit ñi nga xam ne depuis de 2017 à léegi mën naa ne je suis le seul ou le rare personne bu nga xam ne que ni mënoo maa dëkkale ci beneen liggéey bu ma def pour ci lii laa nekk muy neex wala muy naqari ci laa ne gisoo ma ci leneen lu nga xam ne que ni tey danañ fa tase nga ne ma ana nangam te loolu li ñu ko may mooy naka dañoo gëm ne avec le travail li ses dina ñëw parce que bu ñu demee ba ci biir moom moo ñu yóbbu ba sax ñu am yu ñuy waaj ngir gën a mën a delloo njukkal ñi nga xam ne que ne jàpp nañ ci projet Mouride Info ba tax Mouride Info tey egg dayo bi mu egg. loolu indi na tey par exemple clan yu bëri boo dikkee Touba am na fi par exemple ñiy jaar fii jëm penku ñiy jaar jëm sow bon nga dem Mbacké tim la même chose ah ñiy jaar sow ñiy jaar penku mais boo xoolee par exemple ci mel ne dans les régions Saint-Louis Dakar nga dem loolu amu fa maanaam loolu amu fa ñoom ñëpp benn lan te mën naa ne la leen di boole du bari man kon donc affaire bi fan la c'est par exemple xaalis moo leen di boole ñuy diversifié wu wala comme ni nga ko waxee sànq mooy ñàkk respecté norme yi moo tax ñu diversifié wala te ñoom seen biir ñoo àndul en fait tamit faaw ñuy leeral askan bi tamit. baylaat dafa am loo xam ne ku ko nangul tamit mooy li am muy Mouride TV Mouride Info Sénégal News Touba Vision Rafa TV Touba Belel Xibaar 24 wala keneen ak keneen ku ci nekk ci ñoom bi ngay jël décision di ñëw ne da ngay créer sa label da nga ñaanoon yàlla nekk la numéro 1 du Sénégal loolu mooy li am wolof dafa wax ne kenn ku si nekk yaa xam na ngay tojee sa bopp jinax mais su fekkee da nga basé wu ci ne sëñ Mbacké Dieng wala Abdoulaye Faye kay kuréel gi ñu taxawal kët ngir mu jàppale ñu ci suñuy droit suñu àq ak yelleef moom bu demee béréb sàngam lu tax man dem ma te fekk na nga yéen ñaar tollowu leen audience parce que dafa am ñaar yoo xam ne nit ñi dañ koy faral di jaawale mooy l'information et la communication du benn dañ ko war a distinguer nag parce que man mi am événement su may def communication damay ciblé du ñëpp laay woo parce que ñëpp am lu ñu ma njariñ parce que dafa am des plateformes yoo xam ne sont forts de traiter des scandales tey boo demoon seen biir support yi vidéo yi nga xam ne nga ne jéeya wala wax ju ñaawal du nit attaqué diw moo fa gën a lool parce que loolu société sénégalaise moo bindoo noonu ñoom fait divers la ñuy dund am na ñoo xam ne religieusement loolu la ñuy traité tey boo leen woon ci benn activité politique duñ ñëw wala bu ñu ñëw ba pare danañ la joxaat beneen correspondance ne nii lañ ciy doxee mais nit ki ci boppam moo war a gëm yàlla ne kat man su ma yewoo suba këpp sama kaasub café ba heure sàngam wala ba ni may delloo sama kër lu duggul sama loxo dafa fekk na suñu borom da ko tudd ci man mais bu jàppee ne bàyyi laata ko xañ toujours moom day am problème avec sa personne man des fois sax ñenn ci ñi may liggéey ndool dama leen di ñaax ci loolu di leen wax ne leen liggéey moo biñ nekk moo ko buti am boo ubbee suba da ngay xëy suba ubbi wi sam ndox toog sa plancard toog xaar kun la kaa jaay ma dans notre milieu day suñu devoir bu ñu xëyee suba nombre d'abonnés yi ñuy topp des milliers et des milliers des dizaines de personnes yi nga xam ne ñi ngi xaar pour ñun ñu jox leen information à chaque fois bu ñu xëyee suba ñu jox leen la bonne information qui est juste et vrai mais su fekkee ne que ne man par exemple tey damay liggéey ak Aada wala damay liggéey ak Abdoulaye bu ma Abdoulaye wóowut ne ma bëréb am na reportage du ma xëy bari na fi tey ci ay organe de presse wala ay site internet yoo xam ne ñi ngi dans la localité yoo xam ne ña ca yëngutu tey ka nekk ca bopp ba bu wóotewut ne béréb sàngam nañ fa dem kenn du xëy si ku si nekk sa bopp ngay nekk. mais loolu est-ce que par exemple manque de professionnalisme xamuñu ne leen war a. non attends xam nga foofu tamit Abdou Lahad man du ma xaw a d'accord yow xam nga le fait que nit ki dem école jàng bu fekkoon ne dem école jàng la rek du ñu am milliardaires yoo xam ne demuñu école gis nga suñu borom moom xam-xam te ki ko soob la koy def moom laa la wax sànq sama njël benn kàddu ne la doomu aadama day am vocation bëgg-bëgg ne lii laa bëgg gis nga lii la bëgg da lay jaral sonn jaral la ñaq lu mu laaj nga def ko ngir am résultat man su ma opté ne ubbiwuma boutique ubbiwuma restaurant demuma di nekk sa luuma ba may boutique mbagg wala may lal ca kaw taliba parce que par exemple tey nous on a des entreprises à gérer bu nga xam ne tey boo génnee le matériel qu'on a charge locale bi ma nekk chaque année ça va me coûter plus de 600 000 voire 800 000 francs ci location kese sa charge internet ñëwagul sa charge électricité ñëwagul personnel bi nga àndal li nga leen gérer ñëwagul mais nga dellu si tuuti ci matériel bi nga yor ñaata ordinateur nga yor chaque ordinateur ça coûte combien ñaata caméra nga yor loolu nekk benn masse financière bu nga xam ne capital la bu nga xam ne que day
gérer pour am des retombées financières li tax ñenn ñi di am jafe-jafe pour que ñi leen di accompagner duñ mën à chaque fois wala duñ am benn encadrage bu baax bi pour que ku si nekk li mu def ko war a def mooy ñenn ñi il hésite à investir il hésite à investir deuxièmement xamuñu nu ñuy def ba génn xaalis moom laa wax sànq ne la dañuy umpale li nga xam ne mooy l'information et la communication dafa am prix parce que man tey su ma amee bés di ko organiser su ma woowee Mouride TV suñu nekkul des partenaires yoo xam ne doon nañu liggéey avant daf may jox grille tarifaire am ne ma loo bëgg mën na ko léegi lii laa bëgg nu lii laa koy defee. bëri na ay organe de presse bëri na ñoo xam si tey dañuy yëngu tey da ngay toog sa kenn boo xam si ne par exemple envie lay am wala amul lay am ñëw ci métier bi soit muy gàddu caméra wala mu dem jéem a côtoyer wala sax non xam nga ñaar dafa non damay bàyyi taxawal wala muy non damay bàyyi Abdoulaye taxawal non damay leer non taxawal dans notre milieu dafa am loo xam dañu ko war a différencier mu leer kii gàddu caméra taxaw di cadré du journaliste xaaral dub journaliste xam nga le fait xam nga le fait que Abdoulaye nga toog fi mu taal lampe cadré loolu ñëpp ko mën mais dans nos organes dafa war a am ñoo xam ne que ni dafa am des personnes qualifiées yoo xam ne ñoo doit traiter des informations parce que Abdoulaye boo toogee fi 30 minutes nga wax 30 minutes yëpp du information mais faw waa c'est très bien d'accord naa leen mais faw ñu leeral dama ne par exemple Touba ak ni mu toll yaa ko wax communication ni mu fi demee ku jóg tey ñu bëri li ñuy defee mooy doon journaliste tey ga aado comment dire aado pro yor na camarade tey xaritam nee na dafa bëgg yor wala tey gis nañ ab laxat mi ngi ci terrain wala mi ngi def émission ku toog dama ko defee mais y a d'abord comment dire mais il fallait que non mais attends fi nga bëgg a jëm mooy dama la jox benn exemple bu gàtt yow mi yàlla may tey nga dem école journalisme nga jàng ba am licence tey bu ñu jox caméra bi doo filmer il y a un journaliste caméra il y a un journaliste présentateur il y a un journaliste boo xam si doo filmer gis nga Sénégal ci boppam la ñu war a am yenn équivoque yoo xam dafa war a génn ci bopp yi gis nga boo demee États-Unis xam nga est-ce que xamul tax mu nekk le premier puissance mondiale xaaruñu diplôme boo ñëwee xam nañu la loo mën wala nga ñëw ne nangam laa mën. non la théorie non déglul après la pratique. déglul mais après déglul ma rek aada ñun Sénégal lañ nekk. li ñu tardel mooy affaire diplôme nangam laa jàng nangam non xaaral ma ñëw dama lay jox exemple rek Pape Ngagne Ndiaye faram fàcce. yàlla ancienneté. non attends déglul rek non déglul fa laa jëm gis nga nit ki li mu bëgg la kulli alin da koy doon non déglu ma expliqué rek autodidacte non da gis ngeen yéen kon wuy ma dañoo nekk ci benn milieu bu complexe te à chaque fois les associations wala les organes de presse wala association yi nga xam ne dañuy yëngu ci affaire presse seen discours yi moom ngeen ñu indil parce que da ngeen a fiir pour que la nouvelle relève wala nouvelle génération bi xam ngeen ne que ni am nañ talent mais amuñu diplôme requis pour ci école mais pourquoi école yooyu wala l'état sénégalais ubbiwul benn formule pour que ñooñu noonu tey mu mën leen a jagleel benn petite formation wala renforcement de capacité bu nga xam ne que ni lacune yi ñu am danañ ko mën a faj gis nga société toujours dafa am des renouvellements ay changements yoo xam ne day accompagner une société mais les bons responsables wala les dignitaires yi wala ñi nga xam ne ñoo yor pour gérer il faut ñu am ay xalaat pour di accompagner jeunes yooyu pour que ñu mën a am lu jàpp gis nga actuellement ni ñi ngi wax nañu Touba wala Mbacké wala ci région bi les séries d'agression gis nga ni mu yokkoo xam nga loolu lu ko waral taux de chômage bi moo élevé te ba léegi nii du benn responsable wala benn kilifa bu nga xam ne jéem nga dox wala nga wax ci lu tax ndaw yi Bawal amum xëy te tant que le problème de chômage existe l'insécurité persiste parce que doomu aadama mënoo ne ko tey mu yoroon fii nangam di ko def nga ne ko doo ko def te joxoo ko mu xëy la majeure partie tey ñi ngay wax ne tey ay photographe lañu wala ay nangam tey ñoo ñëw di nekk ci ginnaaw caméra yi ñoo ñëpp tey comme neex ak comme naqari sont des soutiens de famille. non c'est pas dit non waxuma. non da ngay bàyyi ma leeral dama ne tey gis nañ Adama wala gis nañ sëñ Mbacke wala boo xam ne tey ngi ci caméra peut-être jàng na ko doo ko mën mais dama ne par exemple ñu bëri tey rêvé nañ doon loolu tey est-ce que yóbbuwul loolu ba tey nga xam ne par exemple da nga nit ki day xëy toog sa place nga employé ko du xam lu mu def n'est-ce pas donc ma lay wax ne donc loolu est-ce que dafa am fu ma jëmoon est-ce que tey jotul woon tey yéen ñi acteurs yi ñu créer au moins wala tey ñi nga xam si tey y a des responsables ñu homme social tey ñu taxawal
loo xam ne dana mën a former jeunes yooyu man foofu laa jëmoon xam nga loolu xam nga foofu laa foofu ngay dugg noonu bëgg naa ànd ak Abdou Lahad man miy wax ak yow mii man bëgg naa tey ñoo xam ne par exemple ay jeunes ñoo xam ne ñi ngi ci école yi jàng tey bëgg naa damay waxtaan ak ñoom li may bëgg mooy doon journaliste fi ngay waxee nii am na lu ma la ci nangu ay cadre fii dana ay jeunes ñoo xam ne ñi ngi li ngay wax nii Abdou Lahad am na lu ma ciy nangu muy ne man laa de en dehors sama label en dehors sama organe de presse yàlla def na actuellement ni may briguer benn mandat 1 an pour l'association des professionnels de la presse en ligne du Baol mais foofu noonu dafa am leen lu nga xam ne nit ñi dañu yàkkamti parce que processus dafa am suñu mébét mooy ni ñeneen ñi di amee ay séminaire de formation renforcement de capacité waaw d'accord waaw loolu du ma si dugg parce que demuma fa woon xamuma lu ko taxawal demuma ci woon du ma ci àddu mais man ci li ma bokk yàlla def ma nekk ci bopp bi nekk le président en exercice ci suñu canava ci liñ nekk di ko liggéey suuf ba am na ñoo xam ne sax xamuñu ñi ngi ñuy ŋàññi wala naan processus bi dafa yeex suñuy mébét mooy ñu taxawal lu nga xam ne que ni képp ku nga xam ne da nga nekk ci milieu presse en ligne ak noo ci mën di nekkee ni ko ñeneen ñi di bénéficier wu feneen ci ay séminaire de formation nga mën ci bokk am na ñu xari par exemple yow mii tey am nga loo mën a en web par exemple en web yow am nga loo mën nga ci am nga loo mën a jàngale ci élèves yi pourquoi pas élèves yi nga xam si tey rêvé nañ doon journalisme wala rêvé na nekk ci caméra nekk ci par exemple di bind wala dara par exemple pourquoi tey ngeen formé wala ngeen recensé ñooñu par exemple un simple Abdou Lahad mu woye di en fait man moom dama ne je suis un élève journaliste même si j'ai la licence man je suis un élève journaliste ba léegi damay jàng parce que damay jàng ci yéen mais tey li may nemmeeku lu bëri mooy borom xam-xam yi wala sax ndaw ñi lay mettee en écart pour ñoom fiir gi ngeen di wax man damay jàpp ne bon ci gars yi nga xam si ne ñoo comment dire ñoo ce sont des amateurs ñoo fiir man loolu lay jàpp non wax nga ko sànq tey bu nee tey Abdou Lahad man kañ nga may gis ci terrain bi wala kañ nga may gis dans les ci rajo wala ci comment dire jarulu ma man dama ne man si man su ma naree persister dans ce lancé là ñu déshonoré ma reste suñu kër dinaan ataay wala ma dem wuti beneen métier di jàngale ou pas wala leneen man loolu laay wax mais pourquoi pas tey boo woon Abdou Lahad ne Abdou Lahad nii de bu ñu ko defoon wala lii bu ñu ko defoon tey gënut wala tey est-ce que bu ñu créé lii wala lii boo jàppalee ci xale pourtant man man jox naa ñoo xam fekk naa ñu toog ci bureau dama leen wax jóg leen dem terrain bi war ngeen am leneen lu ngeen def tey ñooñu ñi ngi ci ay télé wala ñoom tey ñi ngi présenter des grandes émissions ah mais loolu par exemple ñaax la quoi ak war a wax nit ki li mu war a def ak bañ a fiir quoi en fait man loolu laay nemmeeku à chaque fois loolu laay nemmeeku quoi ci Touba donc li ñu war a def mooy par exemple former les jeunes wala ñi nga xam si peut-être xam naan as xam-xam ku comme Sëñ Mbàkke mais nga woo ko bul fiir groupe de presse benn la man pour man yàlla xam ne bi mu nekkee Saint-Louis toutes les organes de presse benn bis la ñuy gaare amul yow da ngaa ndaw amul yow da ngaa di si tu es journaliste tu es engagé wala yow délégué na la da ngay dem voilà amul kenn ñii nan woo ni ñii nan def ne ñeneen te man loolu laa bon à vrai dire ci vérité laa koy waxee loolu laa gis Touba bon ci fiiraange boobu laa gis Touba Mbacké loolu laa fa gis man dem naa ci commandé campagne yu bëri xool naa itam sur le terrain mais loolu laa fi nemmeeku malgré y a des commandés ñoo xam se ne par exemple tey ils ont de bon cœur tey ñi ngi xàll ñi ngi defar ñi ngi yaatal mais am na yoo xam se ne ba tey lu ñu war a jubbanti la en communication xam naa ni foofu la ñuy tëjee ci wàllu wala boo amee am nga beneen kàddu boo xam se ne war nga kii pour ñu mën a xuusandi un peu ci li xam se ne mooy sa programme bi Baol Events mais balaa loolu dañu am tey benn surprise appel direct lay doon xam naa ne kooku tamit sa mbokk lay doon ci wàllu presse duñu la wax kan la mais suñu defee appel direct tey am na lu ma gagné war nga ko féliciter war nga tamit jëlee jox ko ay conseils ñaaxale itam tey ñi nga xam si tey ñooy jeune journaliste wala jeune entrepreneur yoo xam ñi ngi yëngu ci wàllu communication. mbokk yi kon comme ni leen ko waxee woon yéen ñu ñuy seetaan ba tey ci la vérité dafa am benn rubrique boo xam ne appel direct lay doon tey nag sunu appel direct mi ngi nii ñu liirandoo ko moom la ñuy jox Serigne Mbacké Diagne Serigne Mbacké bu Mouride TV mu waxtaan ak moom voilà. Allô? Pape Djibril Fall, vous êtes en direct dans l'émission La Vérité avec notre invité, Serigne Mbacké de Mouride Info. On va vous donner la parole. Vous allez parler un peu. Oui, allô? Waaleykum salaam. Ku baax ñu lay ziar bu baax na ngeen def ak tey bàyyi nga am jàmm avant tout ñu lay encourager ci prix bi nga xam ne moom lañ la décerné. Parce que yàlla may nañu sens bu ñuy seetaan jàkkaarloo mën nañ ne sa image moo tax parce que dafa am lu ñu mag di yàgg di wax ne ñu nit ku nekk da ko war di bàyyi xel ndax doomu aadama buy wax tey di dara jàll ka muy waxal du wax lu nekk buy xaar moom it
dara jàll boppam du wax lu nekk buy xaar lu ñu ko jox tamit du wax lu nekk te gis nañ say intervention yi ngi def ci biir jàkkaarloo yëpp ñett yooyu yëpp amu ci muy loo xam ne fierté la ci ñun ñu koy rafetlu di la encourager ci lancer boobu di la wax ne la fi nga teg sa tànk foofu la nga gën a góorgóorlu rek te xam ne le meilleur reste à venir jaajëf. jërëjëf mbokk yi loolu moo nekkoon appel direct buy am rubrique lay doon buy am ci émission bi à chaque fois tey nag ñu amoon Pape Djibril mu nekk ko xam si ne tey Sénégal gépp moom la ni tiitro ñëpp di ko bàyyi xel mu nekk journaliste bu qualité gagné li nga xam si ne mooy calebasse d'or di journaliste bi gën a xarañ ci Sénégal donc Pape Djibril Fall jërëjëf di la wax bon vent xam naa ni def rek mooy sëñ Mbacke dañuy continuer ba tey wax lu am solo loo xam si ne tey yaa ngi koy waajal muy benn programme wala sax benn édition muy numéro 1 di Baol Event xam naa ne moom la ñuy jox moom mooy initiateur bi tey dañ koy jox rek mu wax ñu réellement tey lu waral loolu nga xam si ne mooy édition boobu Baol Event ak lan moo ko tax a jóg rek. jërëjëf Abdoulahat John wolof dafa wax ne soo juddoo fekk say bokk baax boo baaxul da ngaa wàññi loo baax tamit doyut bu yàlla defee ñu nekk ndaw nekk ci ab dëkk boo xam ne yaatu na yaatuwaay boo xam ne tey bu ñu ko doon expliqué mi ngi mel ne diggante Touba ak Ndangal ma xam nga Baol bu ñu wax gaa yi dañuy jàpp diggante Mbàkke ak Touba la mais Baol mi ngi nekk diggante Touba ak Ndangal ma foofu boo xoolee li fi nekk ci ay acteurs ci secteur boo dem muy économie transport leneen lu mu mën doon secteur bu mën doon daal ci gàttal bëri nañ bëri waaye bu nga xam ne que ni ay fierté lañ ci biir Sénégal ñu ne comme que ñun yàlla dafa def ñu yore benn label de communication dina baax suñu doomi gox ñu organiser leen lu nga xam ne dañ leen delloo njukkal pour que réew mi ñu nekk xam ne waa dëkk ba wala waa gox ba ñu ngi leen di bàyyi xel ba ñoom it ñu mën a xam ne tamit fu ñu mën di nekk bu ñu rafetalee gox bi la ñuy sagal bu ñu ñaawalee tamit deru gox bi la ñuy yàq loolu mooy objectif principal bi xam ne moo ñu poussé ngir ñu organiser Baol Events njukkal doomu Baol bi nga xam ne que benn cérémonie d'excellence la bu nga xam ne que ni dañ ci nar a nominé 9 personnalités yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci année 2019 bi ñu génn nii mu nekk une première bu nga xam ne que ni incha allah rabi le 11 janvier 2020 lañ nar a amal cérémonie bi. très bien dañuy ñëw ci loolu ba tey nga par exemple programme bi avant programme bi ñu wax xalaat bi fan la jógee par exemple ak critères yi nga xam ne tey tànn nga ko pour ñu mën a honorer ñooñu ak tey ñooñu ci diwaanu Bawol ak Mbàkke lay doon ñan ñoo fi dëkk par exemple ci Touba ak ñan ñoo dëkk Mbàkke. loolu comme que c'est une première édition en tant que initiateur du projet dama ne ñi may tànn ñëpp biir Touba la ñuy génne biir Touba parce que Touba moom moo nekk pilier économique bu département de Mbacké de la région de Diourbel boo xoolee ci biir ñiñ ci tànn mën nañ ci xam ku mel ne Moustapha Cissé Lo yàlla may na ko sens mu nekk le président du groupe parlementaire de la CEDEAO pour mandat 4 ans gis nga loolu noonu Sénégalais yu bëri ñu ngi koy dégg mais xamuñu ko gis nga Moustapha Cissé Lo mandat bii di jeex nii ci mois de janvier bii wala fin mois de février bala ab Sénégalais di toogaat fa mu toogoon di jiitewaat CEDEAO 56 ans lay doon 56 ans danañ ko toogaat ab Sénégalais soog fa toogaat kon bu ñu yàlla mayee ab Sénégalais toog fa di doomi Bawal tombeeg mandaam di jeex baax nañu njukkeel ko benn ñu ñëw ñu ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma de 2017 à 2019 mu ñëw ci politique ci anamin bu nga xam ne que ni kilifa ak Mbàkke la bu nga xam ne sëtub Sëriñ Modou Moustapha la sëtub Sëriñ Modou Moustapha la di sëtub maam Thierno muy doomi Gaïndé Fatma mi nga xam ne que dafa fopp xam-xam jiital ko ci lépp ñu gis ko bi mu ñëwee yàlla def mu ñëwee ci biir bañeeru APR mu yor puso di nas da ngay gis responsable boo xam ne day mer xaddi toog këram guddi mu taal otoom dem fa wax ak moom ba kooku nangoo ñëwaat ci biir lang gi nit daan xaar ne moom pour mu am xaar ma yàlla wala mu noonu ku nekk opposition guddi mu solu dalam dem ca opposition ba la nekk toog ak këram waxtaan ak moom séq ak moom ay teraanga tax ñu deseer na ko Bawol leadership 2019 ñu fab ku mel ne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly depuis man ma xàmmee wax naa la sànq ne la laq naa sama plus de 35 ans ci mennum moom lañ gis député bu yewoo Touba yóbbu ko biir assemblée nationale à chaque fois bu séance plénière amee moom ngay dégg te la nga koy dégg lépp Touba tax ba tax na tey turu Touba bu dee biir ci biir assemblée nationale ginnaaw yàlla ak Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly dégg na si lu ko neex dégg na si lu ko naqari mais ñoru ko l'objectif mooy nag askan bi nga xam ne tey ñoo ko faloon
mu yore leen seen kàddu ci biir assemblée nationale. Premièrement keroog bi nga xam ne ne conseil constitutionnel joxe na résultat yi mu leer ko ne député la dafa woote këram ndaje ne ñi ma faloon nañ def seen xel ne weer wi ñu may fay ku ci soxla na ñëw bindu ab liste la ubbi du ma ci lekk ñaar dërëm ubbi liste weer wi ñu la war a fay nga def ko liste pour séddale ko kon kooku baax na bu dee xeex pour askanu Touba wala biir département bi ñu njukkal ko nga fab ci ku mel ne soxna Ami Mbàkke mi nga xam ne que ni jamonoy Ablaye Wade bi Macky Sall amee problème ak maître Ablaye Wade am na fu mu nekkoon di liggéey dafa fab photo Macky Sall teg ko ci ginnaaw kooku ne ko photo bi bu dañut tey nga fi noppi xëy ci loolu lañ ko daaxee mu galéré ci diggante bu gàtt Macky Sall indi ko en tant que doomi Bawal nommé ko mu yore benn cabinet moo xam ne lu jëm ci les Sénégalais de l'extérieur di leen saytu di leen jàppale ba récemment fi may waxee yow nii DAGE bu ministère de la fonction publique bi ministre Dame Diop bi nekk Diourbel jiite moom moo ko yor di ndaw loo xam ne que ni moins de 40 ans la wala maximum moins de 45 ans kon kooku baax na pour que jeunes yi nga xam ne que ni ay dañuy yëngatu wala ñuy bëgg lu mel ne moom wala ñu am volonté ngir porter département bi ñu wan leen ne leen kii kat baax na pour que ngeen bàyyi ko xel da nga ca am ku mel ne ku ñuy wax Modou Diakhaté xam ne jeune la boo xam ne il est de moins de 35 ans 30 ans sax matut yàlla may ko mu jaar fii gaa yu bëri jaar école bii la jàngee yàlla may ko mu dem Fallou Galas amee fa BFM ba am baccalauréat am dem am licence littéraire am master am bi mu paree la mu doon dajale ci ay bursam bàyyam ci boppam ñeppel na boppam ngir ñu ne man mi ko jur sama ñaar fukk demut ci lim ubbi entreprise am bursam la doon dajale ba yàlla may ko mu dem autorisation am école boppam école boobu tey bokk na ci école yi nga xam ne tey bi ñuy def entrée en sixième bi passé ni résultat yi bokk na ci ñi nga xam ne que ni sont bien placés kon kooku tamit référence la da nga fa fekk ñu wax Xaadim Taal ñu gën koo xam ci Xaadim Taal Karimis tey moom lañ gis ci biir département bi depuis l'histoire ci âge bi mu am ku nga xam ne tey su maître Ablaye Wade wootee comité directeur day toog ci kaw table ji bu Ablaye Wade waxee mu joxe xalaatam mu yeewoo biir Touba nga am ci ku ñuy wax soxna Astou Mbacké Gaye bi nga xam ne que ni récemment waa corridor décerné nañ ko prix en tant que femme entrepreneuriale bi nga xam ne que ni li mu yor ci matériel ak li mu yëngatu ci wàllum transformation et fruits et légumes dans la localité kenn defu ko nga am ca ku ñuy wax Serigne Sidi Mbacké Ahmed muy bu sëñ Abdou Aziz Bara bu gi mbind nekk premier adjoint de la commune nekk en même temps membre du HTC nga am fa ku ñuy wax docteur Aliou Sylla bi nga xam ne que ni mi ngi fii nekk responsable politique boo xam ne wàllum social ci askan bi parce que li ñu am ci des informations am ko ci li mu joxe ci ceeb ci màggal gi passé nii rek néew ma amut de waaye néew na nga gis kum ko jaral pour mu def ko ñooñu nag ab début la rek parce que mbir boo koy tàmbalee am na fu muy tàmbalee mais ëllëg am na si ñeneen ñu mu dem parce que dem nañ bay voir jeune talent yi nga xam ne que mooy dañuy yëngatu ci wàllum restaurant ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum tailleur ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum mécanique différents corps de métier yi nekk ci Bawol yëpp ñu promouvoir ko parce que bu amee ay prix yu ñu ciy joxe ña ca yëngatu danañ gën a góorgóorlu gën a fas jom ne xam ne que li ñu yor source de revenu la boo xam ne bu ñu ci góorgóorlu mën leen amal ndama ëllëg solo lool mais fa ma doon xaar man bon nice na quoi rafet na vraiment di remercier ci acte bu am solo ñi nga fi tudd ñëpp vraiment ay kàngam lan ñoo xam ne tey ñi ngi bay seen waar fi nga xam si ni mu Bawol mais da doon baax tamit bon nga ñu gis ci gars yi waa communication bi ay journalistes pourquoi pas jàngalekat yi comme ni nga ko wax tayeri mais peut-être beneen comment dire édition peut-être ñooñu daan dugg ci biir donc di rafetlu loolu bu baax mais est-ce que loolu da nga ci ànd ak ay partenaires wala ñoo xam si ni bon say ñu lay jàppale ci journée bu mel noonu ak coût bi ñaata lay doon ci li nga prévoir ci coût ci xaalis pour organisation. loolu Abdoulahat dama lay wax ne la ginnaaw yàlla présentement fi ñu wax ak yow nii comme li gars yi di foog wala di ko yaakaar amuñu benn sponsor on n'a pas de sponsor non xam nga bu ma ne sponsor mooy par exemple tey ku mel ne restaurant bi ñu nekk tey bu fekkoon ne dafa jël décision mu ne damay accompagner le programme Bawol Events pour que sama visuel feeñ fa wala sama image ngeen géral ma ko ci durant la communication de l'événement financièrement danaa leen jàppale nangam de ce genre là y en a pas on le fait de fonds propres ak suñu lijjanti yi bopp ak suñu pexe yi bopp ci suñu am di jàmm ba monter projet bi ba alhamdulillah à 70% financièrement pare nañ ko non coût bi moom du ma ci mën a ñëw parce que loo xam ne dañ ci jëm pareeguñ parce que
mën na nekk 10 francs nga dem ba ca jour ba mu nekk 1 million coût bi moom nekkul loo xam ne présentement mën nañ ci wax de fur et à mesure que ñuy dem lim laaj lañ ca war a def ñi ngi koy def. xam naa ni def rek bu fekkee am na question boo xam si ne bon waroon nañ la ko laaj te laajuñu ko ca xel sa xel daj ci xanaa rek ñu jox la micro bi nga wax ñu ko wala tamit boo amul loolu nga sant gërëm ñi nga xam si ñu ngi la doon bàyyi xel di rawatina waa Mouride TV ak ñi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye itam Mouride Info sunu mag la xam nga sunu rakk bokk benn Mouride mel ne donc c'est la même chose donc bu nga wax ñu rek tënkal ñu comme ni la wax noonu bu fekkee am nga question bu manqué wala loo xam si ne par exemple kaddu yu mujj. waaw foofu dafa am lu may rafetlu rek muy ne ça fait presque 2 ans wala 3 ans ci ginnaaw Mouride TV dafa am fu mu nekkoon muy ci côté religieux la nekkoon ne du fa jóg kon tey su ma ko gisee mu ñëw fekk si ñun ci fi ñu yóbbu woon baar bi mooy ne que tas xibaar maanaam parce que ñun li ñu may sens dama ko à chaque fois bu ñu yàlla mayee sens tey dans la région de Diourbel je défie quiconque laa wax ñu dem ci plateforme Facebook parce que dafa am ñoo xam dañuy jaawale le site page Facebook ak YouTube yooyu ay support de site la mais fii nii ni nga ko waxee sànq ñi ci ëpp liñ privilégié mooy les comptes YouTube moo waral des fois avec les nouvelles techniques wala nouvelles formules de confidentialité yi nga xam ne YouTube jël na ko la majeure partie ñi ñàkk nañ seen compte yi ñu njëkkoon yor wala ñeneen ñi ngi nekk sous la menace mais tey su ma gisee Mouride TV di xeex di fight di indi ay thématiques pour di jox grille programme ñi abonné ci moom pour que ñooñu mën a am njariñ wala ñàkk réccu li ñu abonné woon ci moom dama koy rafetlu mu nekk un pas beneen bi mooy li may leeral mooy ne man Serigne Mbacké Dieng ginnaaw kër bi ma juddoo si sama waajur ñu jàngal ma yar ma xam-xàmmee du ma topp ci ginnaaw kenn je n'ai jamais musuma nekk fenn le numéro 2 te du ma ko mas a def dama ñëw bàyyi lépp mënoon na dem ubbi boutique wala ma dem maçon ji wala ma dem sàmmi defuma ko dama ñëw ne damay investir dans la communication boo ma jiitoo woon fukki at na la leer ne boo ma jàppee booy amoo booy parce que samay vision sama objectif mooy ne que site internet net laa yor mais ci cours di durée bu gàtt ma am rajo am télévision parce que li koy maye xam-xam bi am nañ ko le reste mooy ne que ñu am des partenaires yoo xam nangu nañoo accompagner dans notre vision pour ñu financer loolu may wax ne que mbokk yi nga xam ne ñoom lañu bokkal dans le milieu de la presse ñu gëm yàlla te xam ne suñu borom noppi na gis nga doomu aadama ju nekk li la suñu borom di may tegu ko ci loxob doomu aadama ci loxo boppam la ko teg su xëyee suba boo waree am junni allah kulli alin nit ku lu ko tee jot faatu ci ginnaaw wax naa ko sànq am na ñu nga xam ne par exemple tey suñu masaan ñëw dans un milieu du ñu bind ci liste am na boo xam ne tey damay remercier de passage Idrissa Diop bi nga xam ne mooy patron Mouride TV tey bu seetaanee sama vidéo dina mën a dëggal li may wax tasee nañ biir kër Sëñ Touba Orange di def point de presse ñu ñëw ñu ne ñu bépp site internet bu nekk diggante Mbacké ak Touba doo bind ci liste bi instant boobu noonu tey ñi nga xam ne que tey ñenn ñi ma sañ a wax xam ne tey ñooy wax ju ñaaw ci Sëñ Mbacké Dieng booba gëmoon nañ Sëñ Mbacké Dieng parce que Sëñ Mbacké Dieng di leen daan xeexal bi ma leen joxee signe ne leen génn leen salle bi ñëpp dañoo ranger seeni caméra benn caméra taxawatut fi Orange di defee point de presse le chargé de la communication bu Orange dafa génn ci biti woo ma woo Mor Touré woo Idi ne ñu quel est le problème ñu ne ko ñun bu ñu binduwut ci liste bi caméra yi ñoo ko moom te duñ samp waa ji ci boppam dem nangu jàpp listam ñëw teg ko sama loxo kero lañ tàmbali ku bokk ci presse en ligne foo mën di demati soxlaat tut ngay ñëw di bindu dañ lay fekk fi nga toog ne la noo tudd ak organe boo ñëwal loolu li ma ci bëgg résumé mooy ne que il faut que bu ñu bëggee réussir ñu nekk benn bopp solidaire parce que man Sëñ Mbacké Dieng xëy na mën na ma am i pexe ami lijjanti pour mën a egg fenn fi mais kii soog a ñëw xamul buntu bu muy jaar te milieu wolof dafa wax ne ki la jiitu ci mu nekk moo lay wax fi nga toogee mais ki lay wax ne la toogal fii bis boo ko jiitoo di ko tegal ay dëkk mu wan ne la magum guddi ku ko dajut mu daj boppam. ngeen Sëñ Mbacké Dieng vraiment kàddu yi am na solo lool macha allah comme ni ñu ko xamee depuis 2016 jusqu'à là ni ñu ko xamee mooy dëggoom ak gëm-gëmam ak pas-pasam te loolu la yàpp naa loolu la ñëpp di war a roy ci moom man ab laxat ci loolu laay roy ci moom quoi donc di leen wax ne fii la émission bi yam di leen jox dig daje incha allah ci beneen numéro émission la vérité numéro 3 di jaajëfal bu baax ñi ñu àndaloon di waa restaurant Soxna Maam Awa Mbacké Top Cuisine di def macha allah reer yu am solo xam naa bu ci kanamee tuut xam naa daal defar reer di sant ñëpp ñi nekk ci diaspora bi di nekk ci Touba ak Mbacké di sant ñëpp ki nekkoon ci kàddu gi Abdoul Ahad Dione la comme ni ma ko faral di waxee saa su ne l'élève journaliste nekk ci ginnaaw sama gaay yi
ñu fas yéenoo teete ba nu am base fii bëgg naa nag moom ay site la xam man télé laa bëgg ak rajo fii ci diwaanu Bawol te xam naa ne bon moom dana ma si jàppale jërë ngeen jëf mbokk yi ba beneen yoon